wéy di rafetlu ànd beeg rajo Futur Média 8h fegg ñeent fukki minute ak juróom-benn gërëm bu baax a baax Alaaji Assane Gueye mi doon yaatal xibaaru suba si naka noonu it équipe bu RFM matin bi fi jiitu ngi naan doon ceek Babacar Fall am mbégte alxames bu nekk di ànd ak yéen ci round politique ci rajo Futur Média. Ajaratu Binta Diallo maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye di nuyu auditeurs yi ak fu ñu mën a ne. wax nañ ma ne ma Pabes waroon naa bokk ci waxtaan yi Pabes Diba waaye dafa tàgga témbe ci yoon wi ma nga boori asalem jombul beneen alxames wala bala ñu yëkkati jotaay bi danañ ànd ak moom round politique bon yëngu-yëngu politique yi actualité politique bi moom kenn du ne maanaam bariwul. mais dañu koy dooree ak li nga xamante ne sax tey jii war nañu cee nekk mu di mbirum dialogue national bi. daje nañu keroog. donc ci niñ ko waxee dañu suspendre ndaje mi tey jii la ñu war a dajewaat mais li ñëpp yi laaj mooy pertinence su dialogue boobu noonu. ñu bari ñu ngi koy laaj acteurs yi wala observateurs yi Mamadou Mohamed Ndiaye ñi ngi ciy joxe seen xalaat président moom moo ko lancé woon ndax xam nga ne dafa mu initier benn dialogue boo xamante ne chaque année dafay dem defe naa à partir de ce dialogue là la ñu lancé woon aussi dialogue national bi nga xamante ni moom moo ëmb aussi dialogue politique bi. ñu bari nag di laaj lan moo tax ñuy def dialogue national xëj na dialogue politique bi oui parce que bu ñu génnee ci élection yi gis nañu coow li mu jur gis nañu processus électoral bi opposition bi nee nañu jaarul yoon wàllu parrainage bi wàllu fichier bi wàllu nee nañu am na ay fraude kon ñu bari dañ jàppoon ne bu ñu génnee ci lu mel noonu ba président ñu fal ko au premier tour avec plus de 58% des suffrages ñu contesté ko ndax gis nañu ñi nga xam ne ñoom la ko séqaloon nee nañu d'accorduñu ci résultat yi waaye du ñu dem sax di def recours ndax du jariñ dara devant le conseil constitutionnel kon loolu rek taxoon na ñu ni dialogue politique waroon naa mën a am ñu waxtaan arrondir les angles am consensus bu ko defee yeneen échéance électorale yi ñëw bu ko defee coow du am mais nag lu tax ñu taftal ci dialogue national moo jaaxal nit ñi parce que dialogue national dañuy faral di wax ni day nekk ci réew yoo xamante ni dafa am loo xamante ni daal demul dara dikkul mu am blocage institutionnel te gis nañ ne Sénégal quand même amul blocage institutionnel le président est en train de gouverner il est en train de dérouler son programme lu tax nag léegi mu bëgg a instaurer dialogue national les gens se sont posé ce débat lu tax parce que bu bëggee rek nee na dafa bëgg a déglu askan wi ak fu ñu mën a nekk les gens ont pensé et ont dit que il y a eu les assises nationales bi nga xam ne moom participé woon na ci daf ci defoon rek lu ñuy wax benn réserve ci bi muy ci yam fa tënkoon te l'entre deux tours demaat na sax ba ñu ni dindi na réserve yi bu mu ñëwee mu commandé waat CNRI nga xamante ni loolu tamit genre waxtaan ak askan wi la xam lan moo ko waral am na CNRI am na dialogue national la bonne charte de gouvernance mi ngi fii kon lan la ñuy doyee dialogue national les gens ont pensé que non seulement yàq xaalis la parce que dañuy regrouper ay nit yoo xamante ne amul inclusivité ci waxtaan bi parce que keroog boo xoolee télé ba da nga yaakaar na ñi fa président teg rek ay nitam lañu des anciens premiers ministres les gens du gouvernement gisuloo ñi nga xamante ne les secteurs yi nga xamante ne tey jii ñoo nekk en ébullition dans ce pays toog ci dialogue bi di waxtaan le flou total aussi a été que ñaata la ñuy dépenser ci dialogue national bi parce que gis nañu keroog à la surprise générale le président du comité de pilotage bu mu ñëwee nee na il a demandé au président mu yokkaat 40 membres ça veut dire que 126 membres xaw ma 127 membres ñoom ñooy siéger léegi ci comité de pilotage bi nee na parce que dafa jàpp ni jigéen ñi amuñu représentativité peut-être jigéen ñi war nañ la am représentativité mais du noonu la ñuy waxtaanee ça veut dire que ça commence avec des couacs yoo xamante ni lii yëpp au début lañ ko waroon waxtaanee xam yan secteur moo war a toog xam ñan ñoo war a siéger au sein du dialogue national ñu xam aussi le budget parce que keroog moom nee na kenn fay ko xëj na moom moo demandé à ne pas être payé waaye bu mu wax ne budget amul dafa ne budget bi jotagu si on a entendu le député Mamadou Lamine Diallo ne 10 millions par jour la ñuy dépenser il a complètement rejeté mais aussi ñu wax sénégalais yi ñaata la ñuy dugal ci dialogue bi loolu moo gën a wóor parce que Mamadou Lamine Diallo il s'est basé ci budget président de la République dafa am benn somme bu 800 millions bu ci yokku moom tam mu jàpp ne il a posé ça en commission nee na kenn tontu ko ci la 800 millions yi fan lay jëm mu jàpp ne ci dialogue national bi lay dem
dem bu ko compter pour 3 mois ça revient à 10 millions par jour wala 10 millions par membre kenn xamul boobu bu léegi aussi ñoom indiwuñu leeraange ci xaalis boobu ñuy dugal ci dialogue bi fan la jógee ci jamono gi nga xamante ne Mohamed Ndiaye mais moom it wax fi dara lu leer nag. waaw mais moom tam ci ay njoxta ki yaakaar ak ki non daf ko gis ci biir budget présidence de la République bi ñuy def le vote du projet du budget millions yi wala yii nii 800 millions yi ca dialogue waaw moom bu laajee ñu ne 800 millions yi fan lan moo tax mu yokk ci budget wu président de la République waroon nañ ko leeral le ministre des finances ne ko fii la war a dem mais nee na joxuñu ko ci benn mu njort ne gisu fi leneen fu ñu ko war a dugal lu dul ci dialogue national bi bu mu poser le débat bu fekkente ne du dëgg je pense que ñoom ñoo waroon apporter vraiment des répliques ci li nga xamante ne ci wax na amul benn budget bu ñu arrêté. waaw mais moom tontu na ko. waaw mais budget bi non loolu ça c'est pas la waxuñ la budget bi jotaguma ci la wax joxaguñ ma budget kenn fayuma de j'ai demandé à ne pas être payé xam nga ne mënuñu fonctionner sans budget. parce que moom si boppam li taxoon mu am retard son installation il avait demandé ñu jox ko non seulement ñu jox ko des locaux mais aussi ñu jox ko les moyens de travailler budget bi moom moo génnagul budget boobu ak lépp loo xamante ne dañ koy utiliser sénégalais yi dañoo war a xam naka la ak nan la parce que si seen ndodd rek lay jógeeti te yaakaar naa ne bu ñu naree def dialogue national boo xamante ni après résultat yi à quoi ça va servir on ne sait pas parce que gis nga nu mu commencé déjà keroog moom ak politique yi ñi ngi wax lii ñi ngi wax la te ci jamono goo xamante ni tout est priorité chez nous lépp cher courant bi cher na nit ñaa ngi ñaxtu tous les jours ci mbedd mi nit ñaa ngi xiif nit ñaa ngi rafle nga war a jëlaat ay millions di ko dugal foo xamante ni te Senelec ne 12 milliards la soxla yaa ngi amee les entreprises publiques xaalis je pense que yooyu ñooy priorité que ay dialogue yoo xamante ni dans un pays où tout marche où les institutions fonctionnent normalement. Très bien dialogue boobu xëy na bokkul ci waxtaan mi bëgg naa ci am sa xalaat dama lire tey jii ci benn journal muy Source A Adji Mbergane Kanouté du ci làngug Macky Sall la bokk. waaw député mu ne Abdoulaye Wade waroon naa bokk ci comité bi déjà. bu fekkente ne sax li doon gën mooy ñu def ko mu jiite dialogue national bi. dialogue national bi Abdoulaye Wade bokku ci sax ba koy jiite moom loolu la wax. waaw ñoom président ñoom xam naa keroog bu muy juboo ak président Abdoulaye Wade xam naa yaakaaroon na mu intégrer le dialogue politique parce que déjà participé wul ci dialogue politique bi participé wul non plus ci dialogue national bi xam naa président loolu la ci jublu woon mais bi ñu demee ba ci biir seen gis nañu comme ñi ngi commencé di réeroo ci seen biir ba démb sax PDS jël na décision Adji Mbergane Kanouté xalaatam rek la wax mais je pense pas que Abdoulaye Wade puisse diriger te c'est même trop tard parce que bu fekkonte ne waroon na ko diriger bu yàgg la waroon na junj nga ko sànq mooy parti démocratique sénégalais PDS dañu bokkoon ci front résistance nationale démb ñu dégg ñu ne génn nañu ci am na fu ñu ko teg parce que ci li ma dégg wala xibaar yi ñu ci joxe mooy daal Abdoulaye Wade daf ne am na ñu ca nekk ñoo xamante ne ji umpante wuñ ak Macky Sall. PDS moom mooy membre fondateur du front de résistance nationale ñoom ñoo ci ëpp te itam li ñu def démb dafa gomee communiqué expliqué na front national boobu dafay suspendre ses activités génn guñu dañu suspendre ses activités parce que dañ cee gis lu tey seen xel dañoo jàpp ne am na ay membres yoo xam ni dañoo nekk ci biir front bi di def naka sudul noonu di dem ci suuf di bërëxal di dem di seeti président Macky Sall di jël ay décisions yoo xamante ni front bi jëlu ko nee na looloo tax moom comme yëf yi leeratul ci boppam am na ay affaire de compromission ay compromis yu nekk ci biir ay ruumandaat yooyu daal il préfère arrêter suspendre ses activités mais bi mu ko defee on a entendu tout de suite des réactions coordonnateur bi nga xamante ne moo jiitee le front waaw Matan Souran wax na ko nee na moom keroog bi muy dem di juboo ji ak Macky Sall est-ce que tàggu na front bi xam nga loolu tamit beneen mbir la bu fekkee da ngaa nekk ci benn front ngeen di lépp lu ngeen di dóorandoo di waxandoo ensemble ngay jël décision bu toll ni dem jubóog seen adversaire politique waxoo ko ñi nga xam ne ñoom nga àndal kon ñoom ils ont pensé que Abdoulaye Wade était mal placé quand même di leen jox ay leçons di leen wax ni yéen daal yéen a ngi def yoo xamante ni man du ma yëg du ma tin donc man je pense que Abdoulaye Wade dafa bëgg a régler est-ce que xam nga foofu it quelque part xel mënu ko nangul parce que Wade li mi def nëbbu ko waaw te moom nee na am na ñu nekk ci front bi ñoo xamante ne ji ña ngay jëflante ak Macky Sall di ko nëbbu xam nga foofu it xam nga waaw moom laa la wax ni dama ni waaye moom ba muy jëflante ak Macky Sall est-ce que yëgal na ko waa front bi mais moom nëbbu ko waaw mais dafa tëb rek yëpp la dem waaw dafa dem rek jëflante kon jëflante na waaw ñi tam tax bu ñuy jëflante mais moom front résistance nationale Mamadou Mohamed Ndiaye du PDS ce sont des partis ñoo ñëw bokk ci front bi
pour un but bien déterminé pour un combat bien déterminé loo xam ne dañu koy waxtaane bu ñu amee ay action ñu war a def sur le terrain ñu ñëw wax ko mais ku nekk da nga am sa souveraineté de parti moom souveraineté de parti moo tax mu jël décision dem jubóo ji ak président. est-ce que war nañu fàtte aussi que ni au-delà de considération yëpp njiitu réew la woon. bu dem seeti njiitu réew bi fi nekk. ndax tey waaw gisee boobu tey bu ñu ko tegoon foofu. ndax du ñu weesu coow li. waaw njiitu réew la woon bu devenir un opposant bokk ci front di xeex ki fi nekk tey ñuy xeex nag di def seen ay action kon yaakaar nañ ne par respect moom bu dee jël na décision même si les souverains son parti moom moo ko moom mun na jël décision bu ko neex bu fekkee jël na décision pour dem waroon na ko waxtaanee ak front bi waaye defu ko moom nag nee na front bi tam dafa yëg ne am na ñoo xam ne ñu ngi ca biir di dem waaye président Abdoulaye Wade man je pense que décision bi mu jël dafay refléter rek que ne dafa mook Macky Sall seen jubóo bi moo commencé takk suuf parce que ba jubóo nañu ba tey jii gisuñu benn retombée ci jubóo bi parce que les gens disaient que Abdoulaye Wade dafa bëgg mu amnistier doomam bu ñu demee ba ci biir le président nee na dafa non bëggul mu amnistier doomam dafa bëgg mu réviser waat le procès de Karim Wade bu ko réviser bu ko defee bu ñu demee ñu doom ji defatul dara mu mun a set wecc mun a def politique nu mu ko neexee mais li nit ñi di laam-laamee temps yi mooy ne Macky Sall lu mu bëgg mooy def amnistie générale maanaam amnistier tous les faits économiques crimes économiques yi nga xam ne dooree na 2012 ba heure bi bu ko defee ñi nga xam ne seen loxo taxan na seen bopp ay Petro-Tim ak ñoom ñëpp bu ko defee ñu effacé fee yi loolu la Abdoulaye Wade bañ te xam naa ne Macky Sall tamit taxawee na le bu ko defee nag comme doomam moo ko tax a jóg bu fekkente ne Wade defalu ko lu ko neex dafay nee na PDS nañu gaawantu taxaw xaar les combats futurs kon boog moom mi ngi ci agenda wam. Pape Bess maa ngi lay nuyu. Mohamed di nuyu auditeurs yi ñuy déglu yëpp di nuyu Binta Diallo. maa ngi lay fay. wax na léegi alxames bu nekk yow it daa nga ñëw ba nga ñëw. 8h30 na la fi fekk ci round de politique. waaw mais xam nga yoonu Ndakaaru moom. fees na del ak oto de. wallaay doy na waar. tey la ñuy dégg tubaab ba doyal. ñu prononcé dinañu dégg. Bisaaw gi ne la nag. làkkum tubaab yi fajar yi nag. moom xam nga ne moom umbaalo la àndal est-ce que du dem. déedéet kay nañu bokk waxtaane bi la ponk balay waxtaan bi di jeex mu di commission discipline ci APR. dafa mel ne gars yi dañoo am pexe tegaat ko. ndax parti bi dafa jaxasoo woon. waaw keroog secrétariat exécutif national bu parti bi daje nañu ba sax jibal fa xalaatu delloo si commission pas delloo si mais maanaam daal commission bi def liggéeyam boobu. waaw commission bi yaraate. mooy commission de discipline Mamadou Mouhamed Ndiaye jarul ree ndax xam nga ne loolu la am déet bu discipline kay ku ñu war a discipline la moom nag ki ñuy yar ndax parti ba nag dañ ne woon dafa mel nag tulleeg maale ñu doon laaj sax ndax xanaa président Macky Sall nekkul ci réew mi moom mi nga xam ne moom parteem jiite ko ñu gis li ci doon am yëpp. ba fan yéene nag ñu ne ressuscité nañu wala boog commission de discipline bi yeewu na war a def liggéeyam bu ko defee képp koo xamante ni da nga nekk en marge li xamante ne parti bi moom la tëral ñu woo la bu fekkente ne déggoo yoon teg la ci ñu teg la ci yoon ñu ngi wax sax ne Mahmoud Saleh di ministre directeur de cabinet politique bu président Macky Sall ci waxtaan wa secrétaire exécutif bi dafa proposé pour ñu dàq ki nga xamante ne mooy Moustapha Cissé Lo ñu suspendre Moustapha Cissé Lo ak Diakhaté mais man nag dama jàpp ni parti warta doxee noonu nit su defee dara rek nga ne nañ ko dàq wala nañ ko suspendre nañ ko waxtaanee ko gën ci parti boo xamante ne mi ngi soog a juddu yaakaar naa ne ñoom ak bëgg a dem ci yeneen échéance électorale du noonu la ñuy yoree parti da ngeen di toog di waxtaan bu ko defee ñii ñëpp di génn ci presse bi di wax di wane di leen naqari man je pense que frustration la bu fekkente ne nit dafay afficher ses frustrations dans la presse publiquement da nga leen war a réunir déglu leen bu ko defee nga ramener leen au sein même de la maison mais bu fekkente ne mi ngi doon dégg Ibrahima Ndoye mi nga xam ne moom mooy le conseiller culturel du président de la République si benn émission face to face maa ngi ko doon déglu mu ne faucon yi nga xam ne ñoom ñoo wóor président Macky Sall ñoom ñoo nar a yàq seen parti parce que ñoom duñu wax président Macky Sall jàmm ay faucon ay mag lañu mais doxuñu tànku jàmm kon nag du tuddul tur nag mais mun nañu njort ne ñu mel ni. waaw Pape Bess commission discipline ci sa gis-gis mën naa régler bon ñu baal ma ci kàddu gi xamadi gi yenn militants yi APR yi nekkee. li Binta Diallo terminé ci laay wax rek xam nga commission discipline balaa ñu koy wax dañuy laaj ndax am na ay cadre maanaam ay kuréel yoo xam ne
permettre na ñoom ñi génn di wax li ñuy tuddee yaradiku wala di wax daal wax joo xam ne lu àndut ak di parti bi jéggi na dayoo est-ce que may nañ leen ay bërëb yu nga xam ne ni dinañ wax li leen naqar yëpp xam nga loolu aussi dafa poser problème xam nga ci 31 bi ñu ngi poser Macky Sall ñàkk structuration parti am mu ne non parti bi c'est structuré nangam mais parti dafa am peut-être système yoo xam ne ni ci lay doxee dañ naan peut-être dafa am niñ ko structuré de manière verticale day jóge ci kaw di ñëw ci base bi wala pyramidal muy ba léegi loolu rek day am ku nekk ci kaw di joxe ay directives muy wàcc di wàcc ba ci base bi mais soo xoolee ci parti APR ku fa yor responsabilité rek ci lu neex Macky Sall ka nekk ca Mbadakhoune wala ka nekk ca Mbacké fa mu dëkk ku fa am responsabilité ci moom la est-ce que militants yi ñoo dajee jaayi carte comme nu koy ñenn ñi di defee tànn ñu ne kii kat mooy seen représentant à Diourbel ñu ne kii mooy seen représentant à Thiès loolu amul ku fi yor ndomba tànk ci moom ngay woyee moom nag tant que mi ngi nekk président de la République di mën a signer ay décret di mën a def ay nomination dañ naan ko waaw rek voilà donc looloo tax ngay dégg ñii peut-être suñ ko waree di bëgg lu ko neex non il faut ñu yar ñii il faut ñu yóbbu ñii commission discipline mais structuration parti bi moom tant que amul nii rek lay demee te nag le problème mooy gis nañ ko ni mu amee woon ci PDS ba ñàkkee nguur gi gars yi daw ku nekk xool foo jaar loo mën a reprocher parti socialiste au moins quand même c'est un parti structuré. bari woon nañ sutura. voilà parce que amoon na ay instances yoo xam ne nii vraiment dañ doon dox. amee sutura parti socialiste nag bi gone yi màggee la wuñu ko de. waaw même temps yi sax yaa ngi dégg benn. bi xale yi màggee ngay dégg yu ne. temps yi sax ñi ngi dégg benn responsable bokk ci bureau politique di wax que ne est-ce que parti bi dina survivre à Ousmane Tanor Dieng xam nga parce que depuis yàgg na bureau politique amul. seen beneen kuréel bi aussi réunirul ba tax sax tey xam naa peut-être du ma ne loolu la mais tey jile sax njiit li tey woote na bureau politique tey nañ leen ko nangul xëy na dañ koo talul woon ndax mais daal fekk structuration parti amut ca base ba ñu commencé tànn responsable yi kii moo nekk au niveau communal kii moo nekk au niveau départemental régional ba egsi ba ci base bi nii rek lay demee. ci pëccëxoo rek. maa ngi lay gërëm bu wax Pape Bess. jaajëf bëggoon naa ñu gën a yaatal waxtaan yi alxames bi di ñëw da nga fii fexee teew waxtu rek. jéggal nañ la ko ndax démb ci ngoon yaa ngi fi woon Adja maa ngi lay gërëm bu baax a baax.